Sénégal tey ci talaata ji pàcc bu mujj bi l'heure des profs lay doon ñu ci ànd ak professeur Mbaye Thiam professeur maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Aïssata di nuyu di ziar mbokk yu baax yi ñuy déglu yëpp ci Sénégal ak ci àddina bi. alors Papa Alioune Sarr ñu ngi koy annoncé ci suba ak léegi tey ci l'heure des profs ñu war a waxtaanee li nga xam ne moo di charte de non violence bi. ak yu ci mujjee am yi ak yenn politiciens yu ci mel ni Ousmane Sonko daal di yëkkati ay kàddu xam le ni moom fasul yéene signé charte boobu. Oui, exactement suite et pas fin charte non violence bi nga xam ni tëgguñ ko amaguñu le document fini mais déjà am na ñoo xam ne si ñu ngi bokk si autum politique bi daal koy rejeté ñu indiwaat li nga xam ne mooy thème bi si l'heure des profs waxtaanee nañ si woon jamono ji ñu ñëw si soloy charte non violence si soloy jàmm si wàllum politique moom rebondissement professeur Mbaye Thiam mu am ci investiture candidat yi nga xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi et l'élection locale Yewwi Askan Wi candidat bii di Ousmane Sonko daal di wax ne lu signé charte non violence première réaction si bu mu defee ginnaaw bu mu defee réaction boobu noonu. waaw Pape Sarr lii xew bërki démb ci investiture candidat wu Ndakaaru yi yu bokk ci Yewwi Askan Wi jàngat nañ ko démb ci rajo bi wax ne am na ñaari gis-gis bi ci njëkk moo di ñoom wane nañu fi ñu toll ci doole ak mobilisation ndaxte nag dañoo jëm ci élection boo ciy dugg da ngay d'abord wane ñi nga tabb pour askan wi miin leen xam leen seetit yoon woo xam ne dina la may bu leen askan wi gisee mu jur yaakaar donc mobilisation bi am bërki démb ci place bii nga xam ne ci xaar yàlla fa la yow askan wi kii ku ci bàyyiwut xel watoo di nga am mbetteel ñaareel bi moo di bi nit ñi taxawee dañoo jox kàddu leader yi ku nekk wax le sujet bi leen taxaw na dajale du woon charte mu teeti bi ñu wax de non violence moo di ñun am nañ ay candidats. suñuy candidats ngi nii fukk lañ ak juróom-ñeent Barthélémy Dias moo leen jiite ñu bëgg nangu Ndakaaru ci ñi ko yore ko weneen yore lu gën a rafet. la fa indi charte non violence mooy l'intervention du candidat Ousmane Sonko. da Yewwi Askan Wi. ba pare ak la mu ca wax loolu laa jàngat démb la ma ci jàngatoon démb mooy sama jàngat tey. moo di bu fekkee ne dañ ne leen yéen ñi bëgg a dem ci élection yi élection yii ñu jëm askan bi am na ci tiitaange ku ko waxoo dëgg wala ñemewuloo dëgg ndax li muy jur déjà te àggagul ci campagne électorale buñ àggee ci campagne dugg ci élection ku ko bàyyiwut xel ëllëgati si biir loo ne bett na ma bettu la soit da ngaa gàtt xel wala boog sa yoon dafa nekkul ci ëllëgu askan bi donc am askan nag bu ñu jaxasoo jëm ci loo xam ne dañ koo ragal tiit am ci mais dafa am nit ñoo xam ne ci biir askan bi dañoo am droit wax ne lii ñu jëm kat suñu bañee lim ciy ragal fekk ni ci nañ def nii nañ def nii nañ def nii loolu nag c'est pas aujourd'hui cadre unitaire pour l'unité de l'islam mais indiwu ko fi indiwu ko il se trouve que nag ñoom bokk nañ ci ñi jël initiative ne nañu proposer ñi jëm ci élection yi ku nekk taxaw xas xam nga booy wax charte kii ñu bari buñ ko déggee duñu xam lu muy nuru Sénégal askan yi fi nekk buñ daan dëgmal dara lu ñor askan wi yëpp dañuy xas boo déggee ñu naan xas ci Jolof ci Kajoor Waalo Bawol moom nit ñi dañuy daje ci pénc mi dal na ñi ngi jëm nangam man Mbaye Thiam de waat naa devant vous samay njaboot a ngi nii samay bokk samay am ci jàmm ne nangam ak nangam ak nangam dinaa ko def nangam ak nangam ak nangam duma ko def bu ñu demee ba yëfi jeex kon bu ko nekk defee bu ñu demee ba yëfi jeex bu ñu toogee di def bilan dinañ xam ku waxoon lu mu def ak ku defut li mu waxoon ñu di ko xoolee nit ñi ci dëggu ak ñàkk dëggu alors mu am nag ñaari jàggat moo di le premier c'est que man su ma mënee jàpp ne Ousmane Sonko amul droit wax li mu wax mais je ne suis plus un intellectuel ou un universitaire am na droit wax ne man duma ko signer parce que nag c'est un homme libre yore stratégie boppam di wutal boppam ak ñi mu àndal mais
su fekkee ne damaa yem ci foofu man universitaire Mbaye Thiam mënumaa jàngat la ca gannaaw la war a mën a jur ak li war a mën a teg tuuti c'est pas la peine bay boo nag ma démissionné université ñibbi Jolof di woy sama woy pël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dafa am ay déclaration fii ñu toll ci réew mi muy kilifa diine di kilifa aada di kilifa politique di intellectuel ku fi mën a yëkkati kaddu di dëgëral di teeŋal di menacer di kii mais réew mi ñoru la sama baat ca kaw man li may wax ma sàmba taxut ma dem ba taxut dama ne fii ñu toll barki démb mais le khalife général de la Fayda de Cheikh Ibrahima gane si Ndakaaru tous les leaders politiques dem buntu këram pour mu recevoir leen ba mu leen recevoir amul ci kenn ku génn te waxu la ne na ngeen bàyyi xel jàmmi réew mi la preuve moom ci boppam wax nañ ko journaux yëpp titré ko bàyyi leen xel ci jàmmi réew mi waaw jàmmi réew mi nag ñu ngi àgg ci ku ci nekk ci ñun à commencer par ñiy jàngale ñiy diriger ñiy ceci ñiy cela ku ci nekk jël engagement ne man Mbaye Thiam du ma wax du ma jëf du ma wone lu jàmmaarloo ak leen lu daal ñi ma àndal nañu fagaru ba du bés bu ñu waree wote ku ci nekk wote ci jàmm ak salaam. alors foofu naka la ñu mën a interpréter ñu ne bërët rek di waxu charte yëf yi waxtaan yi yeggagul sax leader bu toll ni Ousmane Sonko ak mbooloo mi topp ci moom surtout bu ñu xoolee âge ñi nga xamante ne profil yi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaaw Ousmane Sonko jóg rek ne moom signé wul alors que même discussion yi sax jeexagul daanaka. gis nga Aïssata réew mi bokk na ci yi ñu nasaxal depuis 2000 moo di politique kenn xalaatatu ko du ñu gëstu di xalaat di xeltu di tabax ku nekk da ngay wut li nga bëgg rek di ko def ni mu la neexee pour am li nga bëgg les intellectuels c'est-à-dire ñi nga xam ne seen métier socialement laa wax socialement waxuma métier mu ni mais seen fonction sociale plutôt mooy di xalaat ngir tànn ci li nit ñëpp bëgg ak li nit ñëpp di wax li ci gën ci réew mi ñoom ñu ci bari waxuma ñëpp ñu ci bari gis yëf yi jaxasoo ñu jàpp seen njaamu bu ñëpp ku ci nag jàpp sa njaamu nag bés bu réew mu tàkkee nag du mucc kenn du ci mucc c'est-à-dire nit ñi xel tootuñu c'est-à-dire que fii ñu nag tëll la ñu dégg rek ñu jàpp ne damm na wala mu ti ku nekk def mais man li ma wax démb mooy sama waxi tey c'est-à-dire que gis nga leader politique leader syndical leader religieux mais boo koy topp ngir di bëgg a xam luy doxinam luy maninam luy waxam luy projet mais da nga koy topp dans la durée Ousmane Sonko yàggul ci langue politique gi lu mu fi mën a defee yenn yi wala wax yenn yi te mënuñu koo analyser dama ne démb di ko feddaliwaat tey li mu wax démb dafay bural li mu waxoon keroog bi leen jàppee moom ak Barthélémy Dias ak Gakou dama ko ñaawlu ci laa toog ci plateau ne leen réew moo xam ne ñi yore nguur gi dañuy nasaxal askan wi ba di leen toroxal parce que man benn yoon laa gis l'image de Malick Gakou ci suuf ñëweetuma koo seetaan parce que toroxal bi nag képp koo xam ne kii da nga koy xool di ko commenter ba cay ree wala ngay kii sax xamoo sa bopp man ëppale naa loolu sama bopp mais nag ba ñu génnee ca ngoon ba ñuy wax jàkkaarloog presse bi mais Ousmane Sonko waxoon am na ñu may tuumaal ne nitu fitna la mais j'assume xam man nag je suis enseignant en sciences de l'information depuis 44 ans le message, son contenu, le destinataire, l'émetteur et le processus de transmission. am na ñu may tuumaal ne nitu fitna la mais j'assume xam nga lu nekk nag mënees na ko tuddee. est-ce que tuuma ji dëgg laa du dëgg man du son projet. mooy le mode de communication et le choix de communication. ki wax loolu buñ ci tegee ñeenti fan. mu taxaw ne charte bii ñuy indi du ma ko signé damay jàpp ne c'est une continuité dans l'idée de stratégie boo xam ne moom la taxawal moom ak ñi mu àndal ne ñun dañoo bëgg li ñu bëgg légitimement et de droit mais nii lañ koy wute mais ñoom am nañ ci droit mais am na ñoo xam ne ñii
ñu ngi leen koy bañal moo tax ñu xëccoo ak ñoom bay tasi ci mbedd bi. am na ñoo xam ne seen rôle mooy nekk au-dessus de cela di analyser lan lay jur li muy jur mooy fitna or fitna nag. mais man duma waaraate kat mais damaa gëm ne ki koy lëñbët wala boog mu di ko prévoir lam cay séentu wërtoo mu ëpp lam ca doon sax. mais prof est-ce que du fitna mooy woo fitna est-ce que l'État qui a plus intérêt à ce que réew mi dal ñoom teg nañ ay tànk yoo xamante ne ni dina tax ñi nga xamante ne mooy seen naataangoo yi féete si kujje gi ñu mën leen wóolu ba ne grawul bu ñu indee charte bi nañu cité ñu dem si jàmm est-ce que ñoom teg nañ tànk yu war a tax ñeen le wóolu leen ba nangoo dem ci élection ci jàmm. gis nga Aïssata depuis 2000 dans la continuité d'une pensée sama waxi tey mooy sama waxi tey. moo di l'État du Sénégal bu ñu ni ñuy defee politique du jur jàmm parce que li ñu yore mën na dañuy mel ne ku aj soo téenee rek mu ne li ma aj ngay séentu dal lay fag ba tax na am na nu ñuy doxale d'abord ci atte yoon am na nu ñuy doxalee ci police ak gendarmerie ni ñuy tase wala ni ñuy encadré. am na nu ñuy doxalee ci ni ñuy séddale teraangay askan wi ak yeneen yoo xam ne mais fitna mënu koo passé man damay jàngale université man li ma gis université violence bi am université ku mu bett na la peut-être mais man musuma bett parce que dama gëm ne environnement des établissements universitaires du Sénégal mën na jur jàng mën na jur jàngale mën na jur gëstu mais mënut a ñàkk jur fitna. parce que ay gone nag dañu am fukki at ak juróom-ñett jëm fanweeri at. waroon nekk fukk nga def leen téeméer daje leen ci béréb boo xam ne la nga leen di jox lan leen di yore nan leen di jàngale mais fukk juróomi nit mënuñu cee satisfaire fitna rek lay jur. donc ça c'est quelque chose de constant de la part de tous les observateurs mais est-ce que c'est une raison pour dire que fitna laa koy fajee parce que c'est ça mon problème. xam nga c'est un problème de stratégie man dama wax ne du ma signer charte du ma lii du ma laal c'est un droit absolu c'est pas un débat le débat mooy le choix bi nga xam ne chacun des politiciens di dugg ci langue politique gi di wut su fekkee ne ñi ko yoree ak ñi ko bëgg ñoom ñëpp seen stratégie mënut a ñàkk a jaar ci fitna te bu ci amee ñoom dinañ ca mucc mais est-ce que ñu du ci mucc est-ce que mën nañ koo seetaan xam nga Barthélémy Dias dafa taxaw ne bu ma wootee du ma wujji bu subaa damay doxantu ci ëllëg sa mu woote ne bu ma wooyee dinaa wujji de dootuma doxantu lu tax parce que dafa wax nit xelam waxtaan ak xelam dellu si ci lu pourquoi ñeneen ñi wala kenn wala ma sàmba mais loo xam ne li yow li nga jël moom rek nga jël c'est un choix moi que je respecte c'est les conséquences moi que je vise les conséquences moo di fii ñu toll élection yii ñu dëgmal damaa wax y a 6 mois juróom benn weer ci gannaaw ne dafa mel ne mooy match entraînement élection générale yi buñ ci jógee match amical bi mooy doon législative yi buñ ci jógee final bi mooy présidentielle yi looloo tax ay nit bëgg a nekk président de la république présenté wu candidat mairie